jërë ngeen jëf ñu dalalal leen di waxaat bismillah suñ gan gi waaye nag ma quickly jox daara ji di panelist ñu dalal seen gan ibi jataay bi bala ñu dellusiwaat ci Lamin la ñang jërëjëf sëñ Daara kontaan nañ ñu ngi dalal suñ gan waaye suñ ne OIC yaakaar naa développement lañ ci séentu buñ ne OIC yokkute lañ séentu ci réew mi buñ ne OIC branding lañ séentu ni te àdduna gi surtout muslim umma bi dinañ war a dégga Gambia waaye ñang OIC meeting la rek waaw waaye déet xam nga meeting benn bés la waaye lii du benn bés loolu laa bëgg nag ñu wax ndaxte Gambia mooy amee chair yi OIC mel ni ci muslim umma bi lu mun di xew ci diggante diiri chair bi na nekk ñetti at ak dara ba ñeneenti at Gambia la ñuy ñëw fii lañ koy waxee fekk si borom dëkk bi toog waxtaan ak moom kon nag opportunity la pour brand Gambia opportunity la pour infrastructure development yi Gambia opportunity la pour mindset yi Gambia tamit ñu jéem ne lu bari ñu ngi ko fi doon def niñ ko fi doon defee waruta demee noonu gannaaw dañoo am global audience buy ñëw nañ leen door di soppi suñ ay doxalin waxuma doxalin de ay doxalin yu bari suñ billboard yi ci kaw tali bi ñaawlu nañ ko ndaxte am na yoo xam ne ñeneenti at ñu ngi ko fa bàyyi ñii dugga nii ñii génn nii kon dëkk bi am na liggéey bu bari bu mu war a def waaye buñ ko def rek ngir OIC waaye yal na nekk bunta boo xam ne mooy ubbi li nga xam ne mooy wecci doxalin ci ñun doomi réew mi jërëjëf ñang ndey ñu dalal suñ gan jërëjëf Mr Gomez pour man xanaa li ma amal importance si jotaay bi tey mooy pour xam lan la ci waa dëkk bi di jëlee amoon nañ fi AU summit yan experiences nañ si learn lan nañ see mun a improve upon ak lan nañoo jëlee daal ci lii jërëjëf ndey may jéggalu nag ne introduce ma suñ gan ndey soo gisee it mu jàllama ndey dañ ko almost consider ne ci dara ji la moo tax tey bi Charles ñëwutee moom moo doxantu ñëw jël place yi Charles ma kontaan ci nag lool parce que toujours ñu dab ma ci mbedd bi taxawal ma ne waaye da ngeen war a am jigéen ci panel bi tey nag lii moom neex na ko trop jërëjëf ndey Lamine ñu dalal suñ gan waaw ñun ñoo dalal suñ gan comme ni ñu ko waxee rek di kilifa gu màgga yàlla def na liggéey na ci banxaas yu bari ci réew mi ak ci biti xam nañ ko ci xarañ xam nañ ko ci njaxlaf di ko wax bisimilah kër gi këram la wax ji moom dañ ko ibbi rek xëy na ñang moom ni mu feeñalee OIC bi am na ñu nekk ci biti gisee wuñ ko noonu xamee wuñ ko noonu ba pare dafa xaw a tardé pour nit ñi xam ko waroon nañ koo xam bu yàgga waroon dëkk balaa moo neex mu xiin taw waaye du taw ba pare xiin soo ñang moom tey waxam ji dëgga dafa xaw a demee beneen boor billboard si ñoo wax ne ñu daaneel ak yi yëpp yaagoon na ci réew mi gisoon nañ naka la meloon yaagoon na fa duñ ko daan génnee waaye ñaar ñetti fani OIC bi gis nañ ne rafetut te mu ngi ci dëkk bi taaruwut te mu ngi rafetoon waaw te dëkk bi waroon nañ koo taaral bu yàgga taaraluñ ko lu mel ni OIC bi tam bañ ko doon xalaat waroon nañ koo xalaat fu mel ni Sanyang mu jox foofu beneen développement foofoo gën a rëy moo gën a yaatu moo gën a placé waaw yow nag tey di nga dalalee suñ gan gi wéti la waaw soo gan gi moom pour ñu door a gum nii rek ñu xam ne waxtaan bi dina neex tey parce que ni ko ñang day faral di waxee li lëmbe réew mi ñoom dañ lëmbe réew mi jërëjëf kon tey dina feeñ waaw ñoom dañ lëmbe réew mi jërëjëf Alma bi ñu dalal suñ gan jërëjëf sëñ Dara man kontaan naa torop suma xarit ak suma doomu ndey suma àndandoo bu yàgga ñëw bokk ci daara ji waaye ñëw fii ci place am comme ni ko suma mag Lamine waxee liggéey na ci government bi fii liggéey na ci banque si liggéey na tamit ci bitim réew su kooku xam na li moo def mun na li moo def ndax dañ ko tànn ci biir du benn réew rek dem na si ñeneen ba juróomi réew yoo xam ne liggéey na fa dëkk na fa
ba pare mu jiite mbootaay bi ñoo ooyee Gambia OIC secrétariat comme ni ko ñang waxee rek soxla réew mi la soxla la saka jamono bi ñu jógee nii saa yoo fi nekkee si waxtaan bi li nga dee wax rek mooy ne dafa amoon si jafe-jafe yu ñu nekkoon 22 years dëkk bi am na yu soxla yu ko ñor am na soxla yu ko jàmpa OIC bi nag bokk na ci yiñ yaakaar ne suñ ko doxalee ni ñu ko war a doxalee dina yóbbu Gambia mu sut ay maasam dina génnee turi Gambia so kontaan nañ torop pour Lamin ñëw fi tey gën a leeral mbir yi naka la taxawee lan moo mun a am because ñu bëri foo dem rek ñu laaj la OIC bi dina am waaye yéen tali ngeen bugg a defar nii mbaa dina pare so yu bëri ñu ngi koo laajte because ñu ngi kontaan ne lii ñu ngi koo am si ndax Sénégal amoon nañ ko fi Sénégal am nañ ko ñaari yoon sax te bi ñu fa xewee gis na yu isi na yu karange ak naataango yu takku daal so ñun tey daal dëgg-dëgg kontaan nañ te ndaw la comme ñun si jamono ji la bokka so foog nañ ne réew mi soxla nañ ñu mel ni moom nekkoon ci diaspora bi ñëw te fan yi passé nii rek ñu ngi fi am ay professeur am ñoo xam ne ñu ngi jógee ci diaspora bi di bokk ci waxtaan bi suñu réew daal ñun rek ñoo ko mën a yóbbu ci kanam so Lamin ñu ngi laa dalal ci programme bi dara ji nii la demee nag ku nekk da ngaa wax sa xalaat amut nii amut naa waaw loolu de dina rafet tey jërëjëf Almaami dara ji nag tey ma bugg a feeñal nag ne suñ panel si tey xaw ma ban boor lañ toogee parce que muy ñang muy Almaami ñoom ñëpp ci OIC lañ bokk tey nag foog naa ne man ak Lamine ak Ndey ñoo fi bokkut OIC fuñ toogee nag ñoom ñoo ko wax duñ em ci wax rek ñoom ñooy wane fuñ toogee tey kon nag Lamine dara jàngi nii ñu bëggoon a xam rek buñ ne OIC lan lañ ci gis lan mooy OIC naka la mbir mi ñëwee xam naa ne nag ca ndoorteen bu yàgga maa si the current foreign minister the honorable Tangara liggéey na ci lii lu am solo ba mu dooree daw na ci daw yu métti jéego yu mag jël na ko ci turi réew mi bañ annoncé ne probably Gambia ñoo ko war a host des yoon muy jokk tànkay jëm ci gis goodwill mission si wóor fu nekk pour dëgëral kàddu Gambia ne Gambia pare na mun na ko amee lii nag ñëw nekk tey lu mel nii ba yàlla def na man àggana ñu ngi ci ko am ñu ngi séntu OIC 2019 ñuy xalaat nag buñ ne OIC dëgg-dëgg lan mooy OIC Lamin jërëjëf Sirif ak yeneen panel members yi fi nekk fii moom xam naa ne wéetuma number one number two waaw wéet boobu wéetu la moom number two ñi fi nekk kii moom xam naa ko bu baax liggéey nañ ci lu bëree bëri kii ndey moom suma raka la xamoo ko tey laa ko dooram it macha allah di leen sant di leen gërëm si invitation bi di la wax ne kontaan naa seetaan naa few programmes parce que du may toog waaw seetaan naa few programmes te xam naa ne liggéey bi ngeen a def at least you could see ne daal everybody is enjoying the programme comme li ngeen doo wax balaa ñoo commencé ne bëgg nañ ko def ñaari yoon ci semaine bi loolu liggéey bu rafet rek moo ko wone ñu ñëw si li important tey every day téléphone baa ngi ring rek OIC ma bëgg a leeral ne OIC mbooloo boo xam ne la dëkki julliti juróom fukka ak juróom ñaar 57 Islamic countries ñoo form the OIC. waaw mbooloo boo xam ne la pour dimbale la muslim umma loolu moo taxawal OIC. OIC du mbootaay joxe xaalis du la jox xaalis. OIC président yi dañuy toog
waxtaan seet lan moo war a dox su problème Ci amee muslim kan bi. moo war a dox Ci muslim waaw umma si bi. muslim umma bi so dëkki jullit yi ñëw together ñu form a corporation tuddee ko Islamic Corporation ñu ubbi bureau bi def ko Arabie Saoudi Jeddah lu tax ñu def loolu foofu la headquarters foofu la headquarters bi nekk li tax ñu def ko ñoom ñoo si gën a taxaw li ëpp si li doxal bureau boobu ñoom ñoo koy financé ñoom ñooy fay ñu jox leen laan sampal leen office bu mag OIC bi nag corporation bi dafa am yoon yu bëri li si gën a fees tey pour Gambien si li si gën a xam mooy Islamic Development Bank bi ñuy wax nii OIC ñoo ko moom ñoo ko moom. so dëkki OIC ñoo ko moom within the Islamic Development Bank am na juróomi section banque yi fa nekk du banque sax waaye am na ñaari banque benn insurance am na research and institute boo xam ne dañ dee research on Islamic financing pour dimbale dëkki Afrique yi dëkki muslim yi ak banque yi islam yi nekk si dëkki muslim naka la ñoo développer product ak technology on Islamic financing Islamic finance mooy sukuk. waaw Sukuk is a product Waaw, is a product. waaye the institute that Waaw. is there to support that technology development and product development is called IRTI. Okay. It's owned by IDB. Waaw. Then you have the insurance for export promotion boobu tamit IDB ñoo ko moom loolu taxawaay OIC la am nañ ITFC man fi ma nekkoon maa jiite woon portfolio Africa bi pour ñetti at boobu tamit ay OIC ñoo ko moom parce que ñoom ñoo saat IDB so am na yu bëri am na research center technology bi nekk Pakistan am na toog yi ñetti sociétés yi fa nekk ñu ngi dox si affaire research on Islamic financing naka la ñuy jàppale dëkki islamique seen economic development so dafa bëri fanxaas du ma fi toogee di wax affaire OIC duñ mën a waxtaan suñu waxtaan waaye si gàttal mbooloo boo xam ne la daal pour dimbale la ñi si dee gën a dimbale mooy dëkki jullit yi néew doole Gambia bokk na si ñoo xam ne dëgg jàppale nañ Gambia depuis First Republic Ajib bi nga wax nii tey foofu la jóge ci bànqaas yooyu la. waaw ñoom they were shareholders ñoom ñoo ko start waaw lii nag lu am solo pour feeñal. waaw so OIC bi at ñetti at bu ne dañuy toog seet benn si dëkk yi ñu dem toog ambassade yi ñooy njëkk a ñëw ñaari fan ñu waxtaan defal programme ministère yi foreign ministère yi ñëw ñaari fan ñu d'accord ñu xëccoo d'accord defal seen programme ne lii mooy agenda meeting bi lii mooy discussion defal président yi ñëw opening and closing discuter si d'accord si ñu signé so they will have now a programme for the next 3 years they have a programme up to 2025 waaye dañ ko dee review suñ dajalee loolu. waaw ci meeting ba lañ ko endossé. waaw kon dooraguñ loolu bii dooraguñ. xam nga ñu ngi am programme bi dem ba 25 waaw waaye fu mu nekk programme Banjul bi ñun as the host am nañ doole bi nga xam ne mun nañoo jël initiative ne ñun lii lañ bëgg ñu discuss ñu jaay ko parce que dafa am ñaari affaire ñun ñooy host waaye organise waaw loolu moom war nga koo. loolu war nga koo leeral dinaa si rek dugal loolu so naka la demee. xarama daaneel si waaw bi OIC waaw. so mbootaay OIC dafa dem na ba fu mu toll nii am na dëkk yoo xam ne sax dañ bëgg a bokk ñu ooy leen observer countries lu mel ni Russia dañ bëgg a bokk OIC parce que dëkk am na dëkk parti Russia boo xam ne dafa bëri jullit waaw so gis nañ ne ñoom dañu war a bokk si lii so am na ñeneenti dëkk yoo xam ne yëpp observer la so OIC bi rek du ne dañoo ñëw toog naan café naan tii joxante loxo dem li nekk si ron dafa bëri tey ma wax la dara Gambia ma ñëwal Gambia GMPC they are beneficiaries of the OIC financing man mi wax nii maa leen njëkk a jox facility bi ñu commencé balance sheet bi sax dara nekk foofu waaye Gambia tamit boobu day soxloon ndimbal ma taxaw si ñu am ko nawek saaro GPM bi waaw so programme bi OIC bi dafa yaa njëriñoo si nekk waaw bokk si njëriñ la te amul foofu banque bi sax bi ñu taxal wax nañ OIC président si dem nañ ba pay ne léegi sax dëkk yoo xam ne sax ñu ngi Afrique te sonn nañ duñ member countries ñu ooy leen non member countries sax dinañ leen jàppale ñu ngi leen a du. parce que am na jullit yi fa nekk I see waaw maanaam daal ñoom umma bee leen jógloo. waaw waaye tamit fu jullit nekk waaw dinañ war extend nañu dugal seen. man bi ma nekkee si banque bi dem nañ projet Uganda def nañ Zambia yoo xam ne pour muslim community bi la te ñu lay jàppale soo demee Tubaski Jidda pour yombalal ujaaj yi dem xar bi ngay rey OIC banque bi ñoo ko dee organisé te banque bi si OIC la bokk health care bi nga wax nii am nañ window to support health care jigéen yi am nañ fanxaas bi microfinance yëpp lañ nekk waaye loolu si OIC la jógee ndey mu mel nii kon sa
sa question bi sa opening salvo bi ñu ngi ko tontu waaw important areas. Wow. Definitely. waaw Especially when it comes to microfinance. Why microfinance? Lu ma si day am issue depuis ma nekkee government mooy interest rates yi. Because accessibility nañ dee gën a focus. So how ma interest rates yi naka la dee mel. ak lu ci seen liggéey ci loolu waaw xam nga financing cost. Cost of financing la. is cost la. waaw soo jëlee comme microfinance institution nga ubbi ko banque bi dañ am capacity building dinañ la jàppale ne la lan nga soxla pour ubbi microfinance Gambie sax am na programme bi ñëwoon Gambie bokk nañ si. dañu capital bi ñaata la ñun dinañ la jox départ dinañ la jàppale pour feasibility study. xam nga microfinance is commercial. waaw soo nitee capacity building dinañ la jàppale naka nga koy doxee ñun duñ la jox capital ne dama nga leble. waaye dinañ la jàppale nga form. nga set up nga lift am the right capacity capital the cost last platform waaw pour nga mun a jaay sa microfinance bi in Islamic financing ways now cost of finance bi nag dafa am ñaari façon you have the conventional way and then you have the Islamic way Islamic way bi bi ñu banque bi li ñu leen soxal affaire yi OIC mooy du affaire yi ne yow riba gagnement la su banque bi nekkee ñaari dërëm yow di nga xam ne ñaari dërëm yi bu tuut na si am waaye loolu da nga koy xam balaan cee dugga doo si dugg ba si kanam ñu naan la jaar na fi balaa ngay dugg dañu ne lii soo si investé oo soo jëlee xaalis nii laa demee waaw te dina demee noonu dina demee noonu su yàqu de di ngay ñàkk loolu mooy différence bi léegi affaire yi microfinance yi islamic financing bi dafa dem ba nga xam ne dox na jamono yoo xam ne man liggéey naa si lu bëri bi ma nekkee si banque bi lu ñu taxaloon mooy jigéen ñi naka la ñuy mën a jàppalee because ñoom ñoo am it was the weakest link if I may say naka la ñuy jàppalee jigéen ñi ba ñu mën a am financement seen jaay parce que soo xoolee Afrique suñu boor bii jigéen yaa ngay jaay tomate ñu ngay jaay moo jaay yu sew yi waaw dafa yàqu jaay yu sew yi naka nga ne dimbalee ba ñu mën a am preservation storage facility cooling system pour nga xam ne soo demee si sa naako bi oo sa garden mu nga li nga jëlee soo jarutee nga denc ko ba ëllëg nga mun ko loolu jaay yëpp liggéey nañ si food security man liggéey naa si for the Sahel States 7 countries waaye si la waaw lii moom feeñal yu am solo la du saa génne xaj na ñàkk a xam la waaye xaj na luñ fogee wu toon la oo lu feeñu toon waaye ñu dellusiwaat rek ci OIC bi ak secrétariat bi ak seen liggéey parce que fi mu nekk mbir mi jàmpana nit ñaa anxiété baa ngi bari ci nit ñi ne 2019 dara xewagul gisuñ dara naka la lii di mun a hôtel ba sax fu gan yi di dëkk lalaguñ foundation waaw naka ngeen a mën a doxalee lii lan waaw Sirif xam nga lu nekk rek dafa am yoon man li ma dee wax rek ku liggéey man dina xam ne man I enjoy building I don't do shortcut xaw ma ko jàngaluñ ma loolu liñ ma jàngal mooy da ngay tabax bu dëgër for infinity mu jaar yoon yoo xam nga bu baax secrétariat bi dafa am ñaari mandat programme bi government bëggoon a def pour seen OIC bi is over $1 billion project it was a very good project but it's okay foog ñu ambitious waaw suñu amul ambitious du fi toog loolu moom waaw man bu ma xam ne man that's me we have to be ambitious if we want to grow as a country waaw li ma wax mooy programme bi ñu terale si diir bi ñu am munta ne man biñ ma wooyee na ma lii la ma leen waaw mun naa nekk waaye nag mun ta nekk fii ba waxtu bi waaw li mun a nekk mun nañoo seet loolu su passé ñu continuer parce que développement day continuer waaw du taxaw Sénégal tey ñu ngay bénéfice am na projet yi nga gis tey si la mu commencé woon amul woon xaalis ñu ngi ko defet mu ngay dem ba tey aéroport bi ngay ubbi bu yàgg nii sax bokkoon na si seen projet bi at the time so li may wax mooy secrétariat bi suñ premier mandat bi mooy ñu lijjante xaalis government bi amut xaalis pour fond project mënuñoo xoos OIC suñ ko fi ñu jógee amuñ ko waaw si suñ poche waaw premier mandat bi ñu ma jox mooy lijjanteel naka la ñoo lijjante xaalis pour ñu xoos ko successfully ak memorable not successful but memorable waaye bu dul lépp tamit waaw dama ñëw bul yàkkal beneen mandat bi mooy projet yi gouvernement bi bëggoon a def xam nga balaa ñun ñuy ñëw amoon nañ fi task force ñoo xam ne ñoo toogoon ne projet yi lañ bëgg a def
def seen assessment ñëw ne yoon yi la ñoo defar boo dañoo bil ñetti hôtel lañ bëggoon a sampa ñetti hôtel bëgg a defaraat airport bi naweeg yu bëri si nekk lu bëri oto yi GPTC sorry ma ne GPTC I don't know how GS GPTC waaw GPTC woon ok ñooyu yëpp bokkoon nañ si programme bi pour OIC bi waaye ñun bi ñëwee bi ma ko xoolee bi ma toogee président first time bi ma ko wax mooy ne ko baax na ñu profité si waaw parce que man foofu laa dëkka xam naa xoli naari waaye foog ñu find a way ñu raab ko parce que mënuñoo leb lii du dem kenn du ñu lebal mu ne ma ne ko dañuy ñaan debt free dañuy ñaan neexul nag ngor doo mun a ñaan waaye foog ñu ñaan li affaire yi dëkk la du affaire yi man o ñaan o ene ba mu ne waaw ma ne ko waaw boo ne ko dañ dem ñaan so man ñu defal programme bi liggéey ci programme bi ñu seet dëkk yi nekk ci OIC bi ñoo xam ne seen poche duuf na lool xóot na duuf na am nañ pétrole am nañ gaz ñu génne leen ne leen 17 yii daal yaakaar nañ ne suñ leen approché dinañ ci am dara so suñ first programme si loolu lañ ko liggéeyee biñ identifié ñooñu ba pare ne waa léegi lan mooy priorité conference bi 2019 la lan lañ si mën a liggéey fi ba 2019 ou 2020 sax 2021 remember conference bi si boppam laa ca wut yoon laa ca wut hôtel waaye si waxuñu sampal hôtel waxuñu sampal yoon déedéet ñoom waaye si dañu ne da nga bëgg a host yow yaa wax ne da nga bëgg a host dinañu jàppale nga host mu ngi nii waaye nag activité yi ngay def pour host waaye si amul xaalis ma leeral ko waaye si boppam du joxe xaalis de ñun ñooy mathématique lijjante waaye si duñu la jox chèque ne la am institution bi as waaye si déedéet member countries nga approach on a resource mobilisation nga jaay sa programme ñu jàppale la so kon ñun jagaroon nañ programme yaa ngi ci mbiri jaay bi léegi waaw bi ma ñëwee lañ defal programme bi defal suñu brochure ñu bind dëkk yi yëpp ne leen lii lañ bëgg a def when I started March first travel bi was March because foog ma dem Saudi toog ak ñoom ma fàttali leen ne programme OIC general April la bi ñoo allocate bi ñoo award Gambia di award in Istanbul 2016 it was in April so 2019 April la waroon nekk du doon baax duñ ci doon am dara dëkk bi du doon am dara ma ne du fi am duñ ko def ma dem Saudi ma dem lobby ñetti fan ma dugga fu ma war a dugga ba waxtaan ma ne lii mooy suñu problème ñu xool ma ne ma Lamin waaw li nga wax di make na sense nañ daxal Novembre macha allah dañ leen jàppale ñun Saudi dinañ taxaw di jàppale leen so ñu commencé noonu lañ commencé programme ñu ñëw ñu bind yeneen dëkk yi ma door di tukki ak ministre yi di dem lijjante yi dem présentation dem négocier neexut nag tukki dem ñëw ba alhamdulilah ñu toll foo xam ne Saudi seen boppa ne waaw ñun lii lañ programme bi lañ leen tegal ñun ak Saudi ak GCC ñun lii lañ leen a jox mooy benn ci OIC ñi ëpp doole si OIC bi doog ma waxee ko noonu waaw ñoo xam ne daal su ñëw du dee waaw ñooñu su ñëw du ne xam nga dëgg moom dëgg rek la waaw loolu moom dëgg la fi dañoo waxtaan mu leer Saudi nañu dinañ leen jàppale ñu ñëw fi délégation bu mag ñëw private jet ñu toog ñu waxtaan ñu ne leen ñun daal minimum lu ñu soxla si yéen ay njiit su la ñu bëgg a jàppale su doxee yéen la su doxee noonu lañ ko poussé pass the back the buck ñu d'accord si $260 million package from the GCC countries mooy Saudi Arabia Kuwait UAE Oman and Bahrain ana Qatar déedéet bul gaaw xaaral da nga war a understand geopolitics non xam naa géopolitique kay dama waaye xaaral ci la bokk waaw dina ñëw waaye bind nañ leen ñu ngi liggéey ñëpp ku ñun dañoo ut waaw ñun xamuñ kan mooy man ma ut xaalis waaw ku ma mee daal ma dem jëli ñëw ici léegi si programme bi 260 boobu noonu moom laa doon wax ne fekk ak fen am nañ programme bi ñu tegale task force bi fi nekkoon am na programme bi ñu binda it was ambitious but it was good I love it I wish I have the money I'll do it techniques I'll do it so ñu soñ toog wàññi ne lan lañ soxla pour ñu mun a jàppale suñu sobit bi mu neex Gambie ne duñ sonna force mooy lan am nañ conference facility bi 50 million la grant waaye conference facility bi nag su paree lu ñu ko def
white elephant déedéet ma leen déedéet. ndaw si ci lim noonu laajte nee na. waaw mooy junjee bi de. man maa ngi da ngeen ma laaj dinaa la leeral mais dama rek ma daanal ok léegi am nañ conference facilité boo xam ne alhamdulilah it's one of the best. man tukki naa dem naa conference président naa fu nekk. gis naa conference facility waaye bi ma gisee design bi. I was very very impressed. ne am nañ ko suñu dëkk. loolu bokk na si loo xam ne dafa ma sawarloo si li may def. ma ne lii nag duñ ko fi isi pour OIC rek am foofu du fi am ñu change thinking ni government amoon dañ koo commercialize so ma ne man xalaatatuma 2019 I'm thinking beyond 2019 boobu ñoom daal di yëpp ñu waamuñ ñu ne ma loo mit ma ne léegi suñu amee conference facility bi ñu am suñu hôtel ñu defar suñu yoon bi am 120 moto am ñu lounge ci airport bi am nañ international conference package waaw tourisme bi ñu am fii di son si am nga di écosystème pour international am naa product base boo xam ne dinaa diversify from leisure tourism to international tourism. waaye di nga mun a dalal xel yi small businesses yu fi nekk to be specific hotels yu fi nekk nga xam ne tourism bi is quite seasonal te dañ dee dimbalante with the conferencing that they have ne international conferences yi ngeen di target won't be in direct competition with them because they're small businesses that also need to. waaw xam nga ndey su fekkee ne ñooñu dañoo target. conference facility bi du amul benn njëriñ. because we are not thinking about those small ones yi ñi ñëw fii xam nañ capacité bi fi nekk. xam nañ lan lañ am. moo tax ñi ñëw Banjul. ñi ñoo target UN. World Bank IMF. those are the big boys. non. ECOWAS yi xam nga xaaral ma dal xaaral ma jeexal foofu den dinaa ñëw sa question yi because léegi toujours ñu waxtaan si just to finish the point of the li nga secrétaire bi nga laaj so ñun suñ mandat bi ñaar yi la projet yi gars yi amoon ñu jàppale ñu implement ko waaye si implementation boobu noonu man du ma defarkat yoon ama technique ama capacité boobu si lifin bi agency bi government am na agency boo xam ne moo responsable pour yoon muy NRA ñoom la ñuy liggéeyal lan ngeen soxla ñu ñëw ne li leen soxla ñu ñëw di xaalis ñëw jaarale ko si yoon déedéet jox de dañu ko jaarale si yoon jox ma kenn xaalis jox bi rek waaw mooy jox bi dañu ko jaarale si yoon boobu leen tam xaalis bi waaw xaalis du ma ko joxe de déedéet xaalis du ma ko joxe nañ ko leeral xaalis du ma ko joxe dañ ko jaar si yoon ku liggéey ñu fay la soo dee ñu gis tey ma tey la waaw dañ ma jox xaalis pour liggéey foofu laa ko dugal ñu ne ñeena yor affaire yi airport civil aviation kaay leen lan lañ mën a defar raté suñu airport bi mooy first point of call first impression matters of course how do we build that lan ngeen soxla soo gisee airport bi door naa ñu ngi liggéey ñu ngi rénover bi am na projet bi nekkoon foofu ñun dañu ne dooleel pour ñu yokkal leen loxo pour ñu def loo xam ne ku ñëw Gambie adresse dañu yàpp den président launch bi fa nekka ñu defaraat ko suñ ko defaraat duñ ko sampa mel ni da ngay ñëw non dinañ fa def facilité yoo xam ne dinañ mën a daf ñoo dimbali ñu jaay suñ conference facility parce que suñ fa defee access pass bi soo ñëwee nga dem nga am immigration ñu tampale sa passeport nga dem si beneen côté bi nga fekk fa conference park département bi registration bi nga defee ko fa ñu jox la sa conference park suba doo yeewoo doo raayal da ngaa ñëw rek oto bi ne la fii ngay dem nga dem toog peace waaw loolu moo am so foofu li ñu fay sampa dafa ànd ak loolu yëpp ba pare dina am press room dina am interview room dina am rest room su ëllëgee su président waree chair any peace meeting su nekkee ñetti président la jarul sax mu dem si dëkk bi si aéroport bi dañoo am seen meeting am na bathroom am na everything ñu def fa meeting yëpp it's part of the package yeah it's all part of the package ok so boobu benn la suñu amee moto at least dinañ mën a am yow soo tagga beneen jabar kay ñu loxas la moto nga def lifin man naka la xamee ne benn la so products yooyu lañ bëgg a boole and then we create a value waaw value boobu noonu revenue bi ñu see am ñu jàppale si government ñu def more projects waaw lii moom lu am solo la parce que man li ma ci ne mooy écosystème yi conference tourism bi because su fekkoon ne xëy na da nga junj mbiri conference tourism rek am nga hôtel bi rek am nga conference center bi te amuloo the wherewithal the ecosystem du dox amul value dafa nekk présent boo xam ne c'est into the tourism boo xam ne dafa collapse so écosystème bi building bi waaw dinaa tontu si loolu after lii dinaa tontu ba pare comme li nga xam ne bi nga demee uti xaalis pour yoon da nga ko jox NRA so ñoom biñ paree seen design ak yëpp
dañ ko war a isiwaat ci yéen yéen a koo xool méngale ko ak lan moo war a am ndax xaalis bi dina fa mun a xëcc because yéen tam foo leen jaar am seen engineers ñuy seet ne yoon bi fan la dooree fan la em naka la war a yaatoo waaw xaj na loolu sa specialized agency la so waaw pour ma sontu ko si loolu pour ñu mun a follow dañuy waxtaan parce que xam nga cool yi bëri na trop waaw you know soo wax ci bëri na nekkaa ngay wax xam nga project financing dafa am yoon NRA am nañ seen master plan NRA is part of the government ñoom ñooy do National Road Authority toog nañoo ñoom laa njëkk ak liggéeyal bi ma ñëwee ne leen yoon yi ñoo defar ñan la ñu génnee 14 yoon ne Greater Banjul area bi am na yoon yoo xam ne dañ ko si boole pour defar dëkk bi jagar waaye amul benn gaay rek waaye xam nga loolu foog ñu def foog ñu jël pour ñu profité aussi ok ñu ñëw ak 100 kilomètres ñoom defar nañ seen scope ci Greater Banjul waaw defar nañ seen scope nañ lii lañ bëgg a standard bi lii la démba rek barki démba rek maa ngi si coow ñoom démba si suba non démba si suba so scope boobu noonu dafa important mooy wane lan nga bëgg si sa yoon bi dafay am grid dina rafet moom dina rafet suñu pare waaye daal foog ñu muñ ñu xaar dal am patient sooy ñaan danga dal nga xaar soo jotee rek nga commencé coow li bëri na pour li nga kañ la ñuy commencé waaw dafa nag def nanka dëkk bi foog ñu liggéey ko te yàkkamti du ko defar dañoo yaaxule rek dañ teg si daal léegi NRA def nañ seen pare ne lii lañ bëgg a battle hadal bi ñoo wax nii almost passé na useful life am dañ ko bëgg a yaatal so NRA ñëw nañ defal nañ seen programme ñu set up a task force all the stakeholders ñoo xam ne ñoo war a bokk si loolu Gamtel NAWEC NRA NEA KMC Brikama Area Council ñoo xam ne yëpp police ñoo yëpp bokk nañ si ñoo toog waxtaan ne nii la ñoo def léegi ñu dem ñu seet kër yoo xam ne dañ am tuuti ingrédients ñu marqué leen pour suñoo discours ñu xam ban solution la ñoo provide to make sure ne ñooñu duñ sona bu métti. man de loolu moom tiitaloon na ma la. xaaral rek parce que su ma ji dafa bëri. waaw cooli de moom coow bi dafa bëri foog ma leeral ko parce que wax na ñoom may daaneel man droit la am pour daaneel kër jàmbur. OIC ñu ne muñ mandat pour loolu. OIC lañ daaneel. waaw gars yi OIC yaa ngi daaneel. moo tax ma leeral ko. waaw. te maa si gën a sonn. waaw te nekkuma fi woon sax. bi ñu def loolu fekkee wax ko. waaw musuma toog si meeting bi. déedéet technicien si ñoo toog. physical planning lands and survey interior Gamtel NAWEC Ministry of Works NRA NEA KMC ñoo ko fom ñun dañ leen di dal xam nga ñun suñu liggéey mooy pour ñu faciliter loo xam ne dafa defar dëkk bi te am nañu dinañu affect ñu jàppale leen so moo tax ñu leen di dalal suñu bureau bi waaye Lamine dog kër néegi jàmbur halfway nag loolu moom non loolu moom Chérif mooy li may wax rek suñ paree gaa yi seen liggéey tey rek waaw pour ñu seet design bi nañ ko mën technologie am na solution léegi dinañ fay lu ñu ko defee yoon mi nag mënut a def nii loolu moom ñu agressif waaye yoon mun loo defal yoon da nga du dafa am laajte bu ma am loolu tam fu ñu jaar laaj ko gars yi NRA yooyu noonu because recently gars yi ngi just gas suul this fiber optics waaw yooyu yëpp dañ ko génne waat xam nga sooy liggéey yow dafa am dimension booy jël yoon bi waaw ñun liñ ñoom xalaat international standard lañ jël correct 20 meters both sides from the middle of the road waaw from the center line waaw from the center kër yi line nga bëri nga gis ñu mag 21 22 du ne dañoo dugal 21 22 de ñu ngi ko jëlee from the center to 4M waaw am na ñoo xam ne one la so we need to def 26 waaw 26 one la noonu la soo du ne dañoo ñëw rek daal sa kër bi da ngaa dugg sa biir néeg non soo xoolee yoon bi am na kër yoo xam ne soo jëlee kër Idriss bi yoon bi waaw loolu foofu la kër yi am so ñu ñëw kanam yooyu yëpp encouragement la wala legally la oo legally xaw ma gaa yaa ngee investigate to see what kind of allocation de moo tax ñu jox leen notice ne ñëw leen ñun duñ di autorité pour def loolu ñun duñ dee allocate land moomuñ land Ministry of Local Government and Lands Physical Planning and Land ñoom ñoo responsible te wax nañ ne ñoom ñoo leen binda waaw nee na ñëw leen ñu seet li ñu def soo loolu moom dañ si doxal ba mu jeex loolu du am problème dinañ ko sotaal ñu mel ni physical planning dafa am foo xam ne dañ fa nelaw ci naka bi ñoo def street lights yi waroon nañoo xalaat Gambia ëllëg high tension si yi ñu laas defar bi pour kóotu ak dem biir Kaama yooyu yëpp dafa bokka ci gi nga dëkk soo ko xalaat
da nga koo xalaat ci fukki at yi ñëw comme ni nga ko waxee booy ut xaalis la utuloo xaalis pour liggéey OIC yi tey yaa ngi xalaat bu jeexee at yi ñëw ci kanam naka lañ ko jëriñoo waaye doo gisee tey yoon yi comme li nga ne yoon bi duñ mun a ñëw rek pintim pantam taf tay ñaapa dem am na yoon jaar na yoon te am na yu bari yoo xam ne mu ngi fa dëkk bi waroon nañ koo xalaat démba balaa tey waaw xam naa ne xaj na dinañ war a am pencoo ak road gars yi physical planning ak road autorité waaye la wax rek ne moom mu ngi wax jamono joo xam ne amoon nañ fi ingénieur amoon nañ fi cheikh amoon nañ fi professeur lu ko neex rek la daan xalaat loolu rek la daan def so pour nga ñun itam ñu nekk ay tàccu rek di waaw di tàccu ak ay waaye boobu waaw Gambia dafa bari woon ay dof yu àndaa dof waaw xaaral because kii li mu wax waaw bi ñoo ñëw uti xaalis comme di ut xaalis ci ñii ne dañoo taal Banjul yépp waaw benn dof nekku fa woon ki ko design dof la ka ko approve dof la ñoom ñëpp dof lañ waaye dof yooyu nag génnaaguñ fi Lamin dof yooyu génnaaguñ moom laa bëgg a essayer almaami waaw yaa ngi bëgg a ñëw am na li ma njëkkaa def man dama ragal affaire yi dof de jëpp a ko ragal dof moo jëpp a ko ragal ñaan nga ne li ma njëkkaa def dama njëkkaa jaale suma boppa jaale Gambia professeur docteur Souleymane Niang nekkoon na doomi réew moo xam ne war nañ koo fàttaleku ci lim def ci Afrique yëpp bu dul Gambia waaye ñu ngi koo jaale waaye back to programme bi dafa wax fii dara loo xam ne am na solo mu ne lan lañ fi defoon bu njëkk ba tey ñu ne dañoo liggéey tali ñu ngi door di xalaat street light lii over 32 to 35 years ago dafa am lu fi amoon from airport junction ba pipeline road bala moo tudda Kairaba Avenue fi traffic light nekka dañ bàyyi 40 meters on the left 40 meters on the right after the median of the road ñu ne foofu dañ ko def buffer bi mooy fu ndox war a jaar courant normal courant high tension street lights fiber optic or any other utility service but unfortunately the same very government bi nga xam ne moo create a master plan by buffer moo door di encroach buffer lan mooy loolu dafa legitimize ñiñ fa dëkkal ak ñiñ fa jox ma dooree la good example GNPC petroleum bi nekk boori stadium social security bi nekk boori stadium Bahaay bi nekk boori stadium waaw mooy dof bi la mi doon wax li ma bëgg a wax mooy jàngat biñ ci war a jànge going forward mooy ne once and for all dañ war a sanitize suñ environment bi démba rek am na loo xam ne ñëw nañ xaalis bu war a ñëw ci dëkk bi pour saafara suñ courant yi dëkk bi jógee ba World Bank fu mu nekk xaalis boobu noonu mun naa taxa suuf su fekkee ne saafara wuñ problème bi once and for all kon nag dañ war a xam ne development dafa am price price bi mooy sacrifice su fekkee ne dañ bugg a jógee from a village environment biñ dëkka to a modern city state bu ñoo ooyee Gambia modern Gambia new Gambia foog mu am loo xam ne dañ koo let go foog mu am loo xam ne dañ koo foogoo waaye sacrifice boobu am la looy junja ci mbiri sacrifice de mooy kër yi nit ñi déet dama bëgg a wax ne development dafa am price waaw ñëpp xam nañ loolu waaw gannaaw development am na price nañ leen d'accord leena dañ bëgg a better Gambia lan mooy njëkk li mooy mistakes yu bari xew na fi mooy encroachment bi am mënuñoo toog bàyyi encroachment bi lan lañ mën a def mooy mitigating circumstance how can we mitigate this am nañ saafara yu bari yoo xam ne mun nañ koo def te amul dara pour def ak OIC nag dama ne Gambia dinañ jonkluwante façon yi problems yi post OIC su fekkee ne dañ bugg a dem kanam as a modern state Sénégal def na ko bi mu soxlee airport bu ees Ablaye Wade dafa rompe mu nekk fa problème ñii di strike bi ñoo liggéey corniche bi dañ dugga ci ay area ba tey bi corniche bi peree sénégalais yi they are much happier today ne am nañ loo xam ne
liñ ñàkka liñ am tey moo leen ko gën a. waaw xaj na tam sénégalais yi nekkuñ fi pour wax loolu ñang so alright. nday yaa ngi bëgg a duga facelift boobu ngay wax bëggoon naa koo laajte bu Lamin waxee ba pare because I'm wondering soo leen waxee yëfi road network bi ndax léegi dafa ànd ak pavement si nit ñi soxla. Let me finish that. Waaw. That too. Waaw. because dina am solo ñu xam ndax pour ñu xam boffa naka bi laa mel. boffa bi nit ñi encourage moo gën a moom la ñuy use xam nga because loolu is very important. li important mooy tey government bi am na programme ne dañoo expand Battle Hardil ñëpp gis nañ trafic bi nu mu mel. neexut kenn. Fortunately or unfortunately, development has moved. When they were doing this road, I don't think settlement bi nii la meloon. waaye gis nga léegi settlement bi nu mu mel. it's becoming busier. Utilisation bi fu mu nekk nii the road itself it should be replaced because 20 years la woon or 18 years jot na yàlla ici OIC ak nañ si profité nag defar yoon bi mu gën a rafet waaw niñ ko bëgg a defaree waaw mooy ne dañ ko def dual carriage trafic bi dafaa nekk si digg bi di nga am place boo xam ne dañ ko def green mu nice am pour dox la am pour dawal cycle tamit parce que tourisme bi ñoo jaay dañ bëgg a add more product on the basket soo wàccee airport mën ngaa ren bicycle tubaab bi nga dawal sa bicycle ba sa hôtel su la neexee. man de ponde bi ci war a génn rek man dina dimbale health so dafa am lu bëri loo xam ne li ngay yoon def si ànd boobu mooy bii secondary road si mënut a nekk dual carriage because right now suñ benn concern mooy mënuñoo laal Battle Hardil already mu ngi baax te problème la soo ko laalee naka nga def so parallel road la ñoo njëkk a defaral boo xam ne nit yi moom la ñoo door di use balaa ñoo laal bii so bii may mujjee so coow bi nga coow ne ngi maaka yu noonu boobu is the last part of it the first part mooy another 50 kilometres bi ñu identify mooy comme fii de road non secondary road la ñu ñu ko secondary road parallèle laa nekka na am benn boo xam ne dafaa jógee fii suñu gannaaw fii fi ñu toog nii ba Mandiaye keroog jaar nañ ko ñoo Saudi bi ñëwee Saudi fon ñoo xam ne ñooy fon loolu 100 kilomètres bi ñëw nañ fi ñu woon nañ ko dañ fa traité ñoom dañ ci dawal gars yi gis ko dem nañ fa ñun we are very practical we are not how will I say it secrétariat nag moom practical moom dina jafe waaw because secrétariat soo xoolee formation yi secrétariat bi is for the future it was not because now we're using it for this but then transition dina am parce que assets yi ñoo create anin assets yi duñ ko bàyyi waaw foog ñu use ko foo commencé régime so secondary road si maa wax nii bu itam dañ ko defar soo di nga si saa yi muñ pare yooyu ñu ñëw si bii so nit yi foofu la ñoo jaar si secondary road ay 3 kilomètres la 4 kilomètres 7 kilomètres pour respond li nga xam daal dina pare daal du pare ñun joxuñ suñu boppa time ne summit bi la ñun dañoo defar suñu jëlee 20 years so be it waaye this country we have to fix it. waaye yoon yi ngeen a laal pour mu dimbale summit mi yooyu dina pare balaa summit. incha allah it should be because loolu soo xoolee parallel road la su ma mënee defar 7 kilomètres bi ba fële am na diversion dem Mandiaye am na beneen diversion bi dem fële. waaw dafa firi yoon bi loolu moom lu waroon a am bu yàgg la. waaw suñu defaree suuta bi mu continuer. waaw dual carriage dina firi fii tuuti fële mooy am trafic rek so nañ defal som comme bi nekk si opposite Chinese embassy bi dem ba Sukuta. waaw naka la ko ñu béykat yi man maam still finding my way here naka la ko ñu béykat yoon bi nekk fii fi mu la doon amee rek Chinese embassy bi comme ñu opposite daal. waaw mooy opposite Coco Ocean ba Sukuta. ba Sukuta boobu tamit si la bokk so we have very detailed programme yoo xam ne priority la then we have phase 2 so the more money we get the more projects we fund. so ñi ngeen di oo ñi nga xam ne they might be affected ndax jot ngeen leen ñoom ñëpp jot ngeen a toog a ñoom ñëpp waxtaan ndax xel dal. ndax loolu xewagut. xam nga waaye loolu xaaral rek ma dimbale ci CEO. gis nga ñi nga xam ne ñu ngi nekk foofu legally. ñooñu balaa ñoo dem foofu physical planning lañ di njëkk a dem. ku mel ni Jeeg Caam ñooñu yëpp dañ leen jox temporary permit pour beautification. most of the time doo dee mun a def sax structure boo xam ne dafa dëgër loolu tax nga gis seen fence dafa mel ni mooy ne waruloo def structure waaw in a day mun nañ koo ñëw rek waaw daaneel ko so loolu is the first part because lii yëpp liñ ko def yëpp ñu ngi ko based on law dañ la jox permit dañ la jox allocation ci foofu li ñaa ngi wax nii ne boffa bi mu ngi fa boffa boobu dafa nekk since balaa nit ñi tabax
so léegi li xew mooy ñi la joxoon permission bi ñoo ñëw di la ne la ñun permission bi fii la am. waaw so li ci ëppa yëpp situation boobu la demee waaye lu mel ni GNPC am na place yoo xam ne dañ leen di reserve ñu allocateaat leen nit ñi. foofu loolu mooy complication si nag. foofu complication boobu nag government comme li Lamine doon jéem a complain foofu la nekk waaye ñun OIC bi project sami dañ ñëw rek pour dimbale li fi nekk dëkk bi so li gën a am solo mooy dinañ jéem a try pour nekk innovative project implementation nga xam ne coono bi du dal ci kaw kenn loo xam ne is unavoidable moom foog ñu def ko waaye am nga tamit misunderstanding bi dafa war a dañ ko war a clarify rek ñu dañ feel ne keroog amoon nañ press conference ci secrétariat bi ñu bari ñu ngi am that misunderstanding ne lii OIC ñoo ko def lii laws of the Gambia ñoo ko fi tëral ñoo ko fi daaxa tamit waaw man de keroog nag waxoon naa ne meew moom foog ak noo ko mun a junjee rek ci nag la jógee waaw so OIC beeg ñëpp noonu lañ ko gisee ji because OIC moo junjalu mel ni maa ngi ñëw benn ñaareel mooy ne rek ne liñ mën a jàngat ci li nga wax léegi ak ci li Lamine yu junja mooy ne rek projets yi ñoo wax nii yëpp ñu ngi ko wéer ci kaw bofa bi rek ne projet du dugga oo du romb bofa ku duggoon ci biir bofa nag bil ci sa néeg foofu la problème am oo nga bil ci sa mbir oo sa kër waaye nag kon nag ñu jël benn quick break ñu dellusiwaat léegi nii It's Jill Life music. Hey, hey, suñu mbëggeel ci ñu taxawal suñu réew mi. We love the Gambia, we love the Gambia. Man ak yow ak man ñu ñoo ko bokk. taxawal suñu réew mi. We love the Gambia, we love the Gambia. Man ak yow ak man ñu ñoo ko bokk. Kaale ñu booloo moo na dem ci kanam. Liggéey jot na, the Gambia has decided. Liggéey jot na, Gambia has decided. Yeah. Liggéey jot na, Gambia has decided. Liggéey jot na, Gambia has decided. And I know that we've been through so many things. We can move any mountain, do anything. Ignite a fire with only one voice. Fire with only one voice. Fire. jërë ngeen jëf ñu dalalal leen di waxaat bismillah gis ngeen waxtaan bi yiñ fi jàmbatagum ak liñ ci jëlee ci leeral bari na waaye nag du deñ ci ne bopp bi mooy woon loolu nit ñi jaaxle nañ kër yi yëpp marqué nañ leen waaw xaj na dañ wax 20 meters bi ci boffa bi la waaye ku gis 20 meters sa maraaj moom da ngaa ne dinañ toj suma 20 meters ci kër loolu moom ku nekkat na ko wax ndax toj mun naa ñàkk a am ndax da nga jànkuwante jël ci boffa bi te cooxuñ la ko woon o ndax government dafa di reserve jox la loo xam ne sax moom ci boppam waru ko loo ko woon a jox yii nii yëpp problème la nag waaye nag niñ ko tënkee woon mbir lu mel nii su amee foog ñu seet la na xam ne moo taxawal réew mi lan mooy ñor réew mi lan mooy génn ci réew mi ci ëllëg ci li leen daane la woon lii nag nekk lu am solo kon nag Lamine ñu dellu si waat rek ci mbiri OIC bi ak meeting bi dëgg la projet yu bari sumba dinañ ko sumba nañ ko ñu ngi ciy liggéeya OIC ci umma bi waaye nag meeting bi ak li moo ñëwee mooy yéen li ngeen xam ne moo leen ñor fi mu nekk nii
ma junjoon ci kanam ne rek ne hôtel ba nit gan yi war a li fi ne ñu ngi ci kayit yi tabax foundation bi sax la yeeguñ ko. waaw again toj kër yi nit ñi jàmpana ci nit ñi jaxare bu mag la ci nit ñi waaye liggéey bi war a takku war a am ci diggante léegi ak 2019 novembre muy benn at léegi lan ngeen ci naka ngeen ko gisee ndax dina pare ndax du pare ak yan mooy matuwaay yi ngeen ci jël. waaw jërëjëf Serif ñu dellusiwaat si waxtaani OIC xam nga conference dafa am comme ni ma ko waxee woon da nga am di senior officials conference bi da nga am ministerial conference da nga am the presidential conference. now affaire hotel bi moom it's an investment for Gambia lu tax ma ne investment la opportunity la for us to put a product mix together and mooy product mix mën a dox mooy for conference yi waaw su ma bëggee jaay Gambia as a conference destination I have to tick some boxes. Wow. We done a lot of research on this, okay? And I've been talking to most of the hotel groups that they are very big in conferencing. And some of the things that came out very clearly were, you have a very good conference facility. Why can't you build the accommodation behind it? How flexible we are. Monkey Park was all over the place, right? So far, Monkey Park bi waaw xaaral ñang lu mo ñang dañ laal Monkey Park waaw xaaral de may ma rek ñang wax ñu ci Monkey Park bi waaw am na loo xam ne amoon na fi de bi waaw maa ngi ñëw waaw déet xam nga boo laajtee it foog ñu leeral laajte gi waaw man kay laal nañ Monkey Park ndax laaluñ Monkey Park mooy ne tey dañ fi fekk programme boo xam ne dafa waxoon ne tabaxal conference center tabaxal shopping mall tabaxal hotel ci land bi jël leen Monkey Park yàlla def December 2016 xew mu muccal ñu génn ci programme boobu xel dajut ñu jël Monkey Park the last green area in this developed area it's what you call a carbon sink man miy wax a yow toog naa bokk si ñi nga xam ne dañ ko bañoon taxaw ci xeex te du fi am déet moon kay moo tax waaw dama laa wax rek ne dañ taxaw xeex te du fi am ñun waa OIC ñëw ne njëkka Monkey Park sax ñun dañ leen war a dimbale naka lañ leen a dimbalee xaalis bi conference bi di liggéey ñu protect Monkey Park dinañ seet nu ñoo protecté Monkey Park by suñu social responsibility ñuy jël xaalis di ko ci dugal waaye duñ em foofu dañ war a delluwaat ci biir dëkk bi ñu seeti beneen place hotel bi ñu yaakaaroon mooy first last republic bi government bi fi nekkoon fi ñu bëggoon a def hotel ak shopping mall ñu utiwaat ko feneen so balaa waxi Monkey Park bi sax jóg ci biir dëkk bi ñun saafara nañ loolu bàyyi uti beneen place identify ko dem ci bunti nguur yi nga xam ne ñoo saytu place yooyu waxtaana ñoom ne ñun dee dañ gis place bi dañ fi bëgg a toxal hotel ak leneen luñ fee mën a def mooy villa ak yeneen affaire kon Monkey Park daal part of the entire project la bokk particularly guarantee seen survivability ni ma la ko waxee balaa 2016 December Monkey Park bi as it is today daanaka ñeme naa ne demoon nañ te daaneloon nañ fa ay guy yu bari maa ngi wax léegi waaw léegi ñun ITC soo xoolee conference center bi fi mu toog ñeme naa laa xam ne la is 83 to 87% ITC land ITC bi fi mu nekk li ci ëpp yëpp fa la conference center bi toog Monkey Park is more towards the beach ci gannaaw lifin no Kololi Holiday Resort so loolu lu fi war a des la te luñ war a saama la li ma doon laaj kay ñang mooy ne ndax ni ngeen ko understandé nii ak OIC bi ak projet am ndax defar na garantie package boo xam ne Monkey Park kenn du ko lalata dinañ ko jaga mooy li ma fu ma doon dem am nga ñang mu ngi woon si Monkey Park projet bi li ma doon clarify mooy ne mooy li ñang wax the proposal biñ ma jox bi ma ñëwee was ne land boobu la ñoo use pour build hotel bi for two reasons rightly so two reasons xam nga conference boo xam ne da nga am head of state yoo xam ne dañ am naar dafa dara ba dañ pompas waaw so pour ku génne leen fii ne da ngaa drive dem ba 10 kilometers 7 kilometers hotel waruñ ko understand li mooy lan so the idea of building the hotel behind the conference facility was ideal was it right
it's a different discussion. Wow. Depends which cap you wear. Okay. Now, when we came, it was beginning to be a strike. When I did it, we cannot be preparing for an international summit and we are having negative publicity. We start man young and for you follow 1 or 5 but it's not going to happen. And I went to my boss. I told him this is the situation. And we went. We found a place that belonged to the former president and it's ideal for a hotel. We asked and we were told it's in the commission. And we wrote a request. Is it possible? So foofu lañ jaar si so ñun li ñoo def dañoo jaar du process si yoon because ñun dañuy laajte because ñun lu ma bëggut mooy ñu am lu mel nii ñu am si negative publicity du baax pour ñu parce que man li may wax naa la li may seetu mooy du ne 2019 am looking for a yes so buñ focus on 2019 waaw bëgg ma mu yàqu coming back to your question affaire hotel bi waaw hotel bi ñu ngi see liggéey mooy li ma la wax rek kuy ñaan tamit 80 millions la ñu promise pour hotel bi waaw ñun kay ñu ngi xalaat ndax waaw xaaral xam nga tey technologie soo tegee xaalis dina am lu bari de so 100% hotel bi su parewul sax lan laa si soxla am nañ suñu amee 10 royal suites pour 10 royal king yu ñëw ak rulers yu ñëw ñu am suñ 60 presidential suites ñu am suñ 60 ministerial suites baax na ñu close ko off waaw déglu ma rek ñu tëj ko laan bi rëy na boo xam ne mën nañ koo close off beneen xaaf bi ñu bàyyi su opportunité nañ suñu xaalis suñu poche suñu paree su daal gaa yi ñibee ñu jëkkale suñu projet liggéey bi continuer Gambian si continuer job ñuy so that's ma la plan B that's the plan B if it's not ready so we are working on that we have other plans also laaj na ma earlier on looy def si hôteliers yi how do you at least try to give them comfort. Exactly. We cannot be in direct competition because the product offered is not the same. Okay. Let me make that clear. We are going to complement. Even in our website, we created a page for them. So that means we are not in competition. Right? So we are not in competition. If I'm competing with you, I don't want to see you near me. I've created a page for them. All the attractions you have in Gambia, we have a page, a window to show me. So in Gambia, Linga Fayam, then you play Varef. QTV is not okay? Just to show you, we are looking at it, we are taking a holistic view, not that narrow-minded view. Okay, then you are definitely. Hotel bi dina pare da du pare boobu liggéey technicien yi la ñun fa naa suñu liggéey mooy am nañ xaalis bi teg na waaw concept bi lañ bëgg moo tax biñ commencé ñu ne lan design and build so yow mi ñu jox design yaa ko sampa so yow di nga ma ne design bi de mën naa ko sampa si 13 months ma ne la non awma 13 months awma time 13 months 9 la am or 10 because I have to form a commission test because we are trying to do a test run of the facility early next August Q3 next year so doon nañ di jaay conference facility pare gut determined within 1 year. Wow, paregut. Wow, man. Within 1 year, conference facility be? Not pare within 1 year. Not pare. Now, coming back to your question, dina pare na du pare for me, the important. You start a project, you face out ko, so that li nga wax ne duñu affect. Xam nga su ma ko face out ma def royal suite ma def presidential views, ma def ministerial suite ma nga dese lamb bu bari. Su bi pare ñu ma dalal fa suma gani si des. Please, move on because next year November dafa tombe ak tourist season bi. So guess you war a ñëw xanaa per country da ngeen am a maximum number of the delegation buy war a ñëw because hotels yi fii tam pour accommoder leen du tax ñu bàyyi seen traditional booking si. So loolu xelaat naa ko. Conference time bi na dafa gàtta. It's not it's an extended 2 weeks period. How long is it? xam nga ma dimbale la si tuuti mooy li ma la wax rek ñun toog nañ ak the Gambia Hotel Association seen chairman la xam nga Buna explain naa ko we were supposed to be invited to their forum to explain to them what our thoughts are which we are open ñun we are very open okay we want everybody to be ñëpp a si war a gis seen bopp du ne kii la ok ñëpp la lii pour ñëpp la so li ñëw liggéey mooy ñun suñu website bi su paree dana am that window of delegate access so delegate bu nekk hotel bu nekk dinañu defal sa room nga availability for that period. Okay. waaw so dañ ko def si window bi so Sirif su bëggee jógee Iran dafaa ñëw Banjul si summit fan laa bëgg a stay mu def accommodation. hotel yi am accommodation for that period dina am te dañu ne laaj block rates. dina ñëw rates yoo xam ne suñu delegate si dinañ mën a iti ñëw so we are going to work with them. waaye am ngeen
idea of li ngeen di expect. waaw xam nga dëkk bu nekk Nigeria. dafa am number of delegates bi nga dee ñëwaat. liñ mënut a contrôle nag moom boobu mënuma ko contrôle naari mënuma ko. war nga ko mun. déedéet. waaw waaye foog déedéet xaaral foog ngeen am xayma. déedéet waaye xaaral Sirif ñi parti si ak yu waa king bi suy ñëw doo xam ne dafaa ñëw la du ñëw di nga xam ne Saudi ngay ñëw 300 day ñëw Saudi Arabia king bi ne maa ñëw xaw soola bi dafaa ñëw waaw luy sa plan bi yow. xaaral ma ñëw moo tax ñun secretariat we have a very close relationship with all the ambassadors. When I talk to them WhatsApp I have a group comme noonu information dama ko dee share one on one dama ko dee dafa ñoom so ñu maa jox a lot of thinking ne ok so based on that ak online information bi gars yi di def through foreign ministry danañ xam real time waaw dañ xam waaw so ñu dañoo move on that because we cannot be static so moo tax data bi ñoo build fu mu nekk ñun we have an intelligence boo xam ne ñu attend last 3 OIC yëpp am nañ ko from the talkies. So we are quiet, but we are doing a lot of work behind it's not for public consumption. Because that's for screening, for terrorism as well. Wow. So we are linking our system behind so apply online, do automatic acceptance. We have a screening station behind international security, then you screen whether you are fit to attend an OIC conference or not. Are you on the list of the terrorists? So there's a lot, so by talking security experts, you saw them. We are working with them. Indonesians offer. So there's a lot of things we are doing. So coming back to your point, how do we mitigate that way? We have to work with the hotel association to give us that window. Then okay, November, what do you have November 1st week? For tourism bank start. 10 days. Then I'm the guy that full hotel. Loolu moom du ñàkk. yan mooy yeneen yan mooy ara ma lifin fii nii rek ñu pousse fii nii rek ne yan mooy yeneen projet yi nga xam ne yu am solo la ak fu ngeen ci tollu. yeneen projet yi am solo mooy airport bi soo bàyyee xel des airport renovation project boo xam ne ñun civil aviation dañ ko amoon nañ approval amoon nañ tuuti xaalis bi ñu amoon waaye loolu loan la pour ñoom dañ leen a compliment pour ñu make it a bit big waaye ñun suñu bos grant la so dañ leen koy jox di tekkal si ñu ngay build VIP launch bu AC airport bi boobu tamit design yi almost we have a lot of designs coming up so people are coming telling us this is the design we so boobu tamit ñu ngi see liggéey boobu tamit present nañ ko boobu tamit approve nañ ko so ñu ngi si paperwork bi léegi now if you look at now where we are all these projects yi ma ne priority la we are at the consultancy gis nga ko si waaw nit ñi ñoom lii seen mébét léegi mooy ndax dina àgga parce que 1 year lañ dese waaw Sirif coming back to my point xam nga sooy liggéey mun naa tàggat na 1 year laa nekk yow amuloo contrôle mun naa am mu laps mun naa am du pare on time waaye li ñu sax mooy ñu defar su xaalis bi tegee fu ñu am ñu conférence bi passé ñu continuer waaw because li ci ëpp ci ñang yaa ngi bëgg ci programme bi dafa nekk ci nawet waaw ñang yaa ngi bëggoon a dugga waaw ñaari yëf laa bugg a wax mooy ne moom ndey na fekk doon wax affaire yi hôtel yi ak gan yi dinaa la wax ne suma waxtaan ak borom hôtel yi li leen gënal ak li moo doon tourist season yëpp suñ gan yi stay si hôtel bi dan seen traditional tourist yi lu tax average hôtel du am lu passé £25 a night su ko amee kontaan so tey suñ gan yi lu mu bon dinañ fay $175 $200 loolu lañu waaw waaw te nit loolu la ñoo fay mooy rate si international si fiñ dee dem kon hôtel yu bari ñun ñoo leen gën a arrangé dan traditional foog naa moom concernant mooy woon coordinate ak gars yi nga xam ne mooy fi maa ñëwee nii rek boo ma mayee ma daaneel mooy ne ñoom li ñoo def dañoo wax seen tour operator ne leen waxtu bi période bi du ma bugg a jël that many booking xëy na dinañ jël 40% of the capacity ñu jox ko tour operator si 60 ñu block ko pour delegate and participate pour mun leen a accommoder so loolu lu moo wone benn lal buñ jaay ñun suñ gan yi dina méngaloo juróom benni lal ba juróom ñetti lal ci tourist season bi so dafa mel ni du benn so ñoom dañ yaakamti lii te dañ ci kontaan ñoom it am na ñoo xam ne door nañ di jël seen xaalis di ko dugal pour upgrade seen facility pour mu mun a méngoo ak gan yi fa war a ñëw loolu kay condition bu ngeen leen war a jox la sax xam nga tamit dafa am lu xew moo tax ma ne lii ñi ma ko moom xam nga conférence bi dafa ubbi lu bari Gambia dama bëggoon ñu bàyyi si xel si loolu for the first time a second African country or sub-Saharan African country muy host OIC nga host li it's a test so suñ ko pull out def ko ni ñu ko bëgg a defee dellu si
dina bëri. te force sub-saharan bi mooy Sénégal. waaw te ndax yéen am na lu ngeen a jàng ci ñoom. waaw lu bëri sax lu bëri. lu bëree kon baax na because suñ leen méngalee noonu dafa mel ne te ñu nekka niñ nekkee foog ñu déyante foog ñu jël waaw loolu baax na. ngay dégg ak ñoom gars yi ubbeeku nañ woo nañu ne ñu dem affaire yi ñu seet. loolu baax na soo ñu ngi liggéey ñoom soo ma jeexal ci projet cycle bi. soo fuñ toll nii ñu ngi si am nga projet bu nekk ñun dañ bëgg mu set mu jaar yoon te ñi ñuy jox xaalis am nañu ay charta yoo xam ne man li foofu laa doon liggéey. xam naa seen charta yi lan la ñoo laajte suñ laa may sax. am na fu mu ci ban anam la war a demee waaw. si yooyu lañ nekk so moo tax bi gars yi ñëwee ñu kontaan ne Lamine yéen moom macha allah yéen you are too advanced on this because ñun dooroon nañ. ñoom ñu ngi wax loolu. waaw loolu moom lu dal xel la. def ngeen tendency for the consultants for each of the projects ñu ne waaw léegi ñu ngi si pre-qualification because ñi bugg a def project yi dafa bëri te ñu mun bëriwul. mënuñoo jox na toog fii di so we have to pre-qualify the contractors. waaw so def te tey démb ak tey si loolu lañ nekkoon yaa nga ñëw si office bi di jënd forme pour wala fu ñu toll te loolu yëpp si yoon bi la pour dama ne lu nekk dafa am yoon bu moo jaar. loolu tëb rek aga fële so foog nga jaar si yoon parce que si ëllëg su ñëwee enquête bi foog ñu woon leen naka lañ koy defee. waaw naka process bi ngeen def ñu tam foog ñu préparer ëllëg commission bi. parce que xamuñ la day xew. macha allah yàlla baax na du àgg waaw waaye foog nga sóoraale ko. waaw loolu moom foog ëllëg mu ne ne kaay la ngeen gox ni ngeen dugalee xaalis bi so loolu yëpp ñun ñu ngi ko bàyyi xel di make sure daal lu ñuy def mu jaar yoon mu tegu si lu wa so ñu ngi si soo xoolee tey Gambia in the public media in the international news is very very well looked at every day gaa ngay search waaw what's going on summit bi countdown to the summit journalisme or international bari na dañ bëgg a ñëw balaa summit bi pour ñu waxtaan ak yéen ñëw leen man dama bëgg ñu ñëpp ñu ñëw ñu seet ñu gis suñu géej bi gis suñu we are very nice people very humble. li nga wax noonu sax lu am solo la ne fi mu nekk dafa mel ni ni àddina si yëpp ñu ngi door di zoom ci Gambia kon nag almaam bi ma laajte rek liñ waxagum fii nii yëpp ay projet la ay liggéey fii ay tas fale ay toj fii ay indi xaalis waxaguñ mbiri nit ñi te nit dafa am cër ci mbiri conference yéen lan ngeen jàngat ci loolu ci expérience bi ngeen gaaragum ci meeting si ngeen dem ak place yi ko def lan mooy war a taxawaayi nit ñi ci mbiri conference bi lan lañ war a def lan lañ war a bàyyi ñang am na lum jinja ci njëlbeen bi lan lañ war a bàyyi lan lañ war a jagaraat fan lañ war a duggee. waaw loolu naa si kontaan. waaw boos ak almaam yi. waaw lu mel ni affaire nit la te nit moom nit ay garabam. mun loo def dara si gannaaw nit ñi possible. ñun luñ si jàngat mooy ne suñ buggee def li mu jaar yoon foog ñu boole suñu xol yi suñu xalaat yi ñëpp ñu zoom ne lii Gambia waaw. comme man damay sacrifice ñëw. engrais 2 weeks laa fay def 2 weeks in Mauritius. non so maa ngi sacrifice that level pour suma dëkka waaw so moo daan ñu nekk fii. waaw ñu sant la ci waaw itam ñun ak ñëpp képp koo xam ne yaa ngay def lu mel noonu rek ñu ngi la ciy sant. ñun ñëpp ñu toog ñu boole suñu xol yi ak suñu xalaat yi xam ne dëkk bi moo ñu ñor ñun ñëpp stakeholders lañ Banjul Gambia fii ñun ñëpp a ko moom fii lañ juddoo fii lañ yaroo man amoo dara si biti li ma am ni fii laa ko invest. macha allah. so amam stake. so lu mel ni suñ ko amee ku nekk def seen njëriñoo ëllëg one way or the other. muy yoon bi nga usoo sa kër nekk si tali bi luwaas yi ngay am. su projet yi ñëwee sa mbokk ñëpp a see am. dara soo ñëpp. soo ni ñu ko gisee mooy nit ñi foog ñu ñëw together waaye ñun dafa am matuwaay bi ñu jël pour Gambien si képp koo xam ne yaa ngi fay def projet Gambien daf see bokk bàyyi force wala doo si am. suñu advertise soo ko bàyyi si paper si. waaw every international company must la ñu wax de waxuñ mee de. waaw we say mee. It was very clear, right? foog naa lawyer bi na wax Charles. waaw we said must have a local partner. mooy ne ñun dañ bëgg a gis suñu waa dëkk. bés bu baax. boo xam nga laajte na si ko moo tax nañ fa agsi. waaw tey fu ñu toog nii lu ñu def yëpp secrétaire bi ñu commencé ba léegi Gambien na ko def. dégg la. suñu website bi suñu foundation bi suñu data head si everything yoo xam ne ñu ngi ko use tey is done by Gambians. waaw loolu de moom su bëree. te loolu lañ bëgg a continuer waaw te ay ndaw lañ. waaw te wax naa ko si suma press conference bi. anywhere a Gambian has a capacity Gambian la ñu seet
macha allah. so pour ma leeraloo si affaire nit ñi mooy. waaw pour Gambie si tam ñu jël lii ku nekk li nga mun ñu nga ñu ñëw moom ko. boor ko. ownership bi ñun ñoo waaw ñun ñoo ko moom du suma bos. seen lii kañ laa fa seen nañ ko bàyyi. yéen seen lii dafa léet. waaye nañ am ko na bàyyi. njàngit tamit bu ci génn de. déedéet Lamine man kay dama bëggoon a laajte rek yow loo foog ne moo war a nekk cëri nit ñi ci lu mel nii ci mbiri bàyyil ci mbiri seen responsibility ci lii. foos cëri nit ñi comme moom lim ko waxee bañ ko ooyee mu nekk doomi réew ñang daf ko de wax bugga sa boppa xam sa boppa bugga na boppam xam na boppam ba liñ ko taajal ci réewam mu dem xeex ko ba gis ne dina taxaw fii ndamam nag mooy pour bu mu rus képp koo xam ne yaa ngi koo liggéeyal nekk ci ronam yow jëlal ownership bi ne kii moomatu ko moom la mu war a def na ko doomi réew mi képp koo xam ne tam ci banxaasi yi war a meñña doomi réew war na cee meñña nañ ko bàyyi mu meñña ci même kapenta bi nga xam ne sax am na njëriñ plomba bi nga xam ne am na njëriñ weldaman bi nga xam ne because su place bi demee ba pare xëy na li des ci ay ITC ñu ngi xalaat yeneen yoo xam ne indoor games or whatever touristes yi ñëw ci dëkk bi mun nañoo dem foofu enjoy seen boppa so doomi réew mi lii dafa créer beneen employment pour ñun ndey ma bëggoon a laaj rek ne cër bi nit ñi war a because attitude yi war naa ci ñang am na lum junja fii billboards yi dafa mel ni riot fi mu nekk soo messi te loolu yëpp affaire yi environnement la comme ni nga ko waxee rek nit ñaa ngi door di xool Gambia kon dafa am yoo xam ne foog ñu nëbba ko foog ñu muur ko te du em ci nëbba ak muur rek ba gan ñëw ba dem waaye dafa nekk xabit yoo xam ne dañ ko war a abandonné complètement waaw ne la dafa am loo xam ne tubaab bi aw quality it's not cheap quality daf laa yóbbu fu bëri soo xoolee Gambia nu mu dawee ñun mi nekk ci biti di liggéey ak place yi ñu amee man mi wax yow maa ngi jox jeexal projet gi 750 millions in Iraq ma la ko wax doo ko xam keneen ak keneen ak keneen waaw quality bi la Gambia am na quality waaw ak capacité am nañ ko waaw nañ ko use Well, you need to appreciate it. waaw xaaral gis nga appreciation is at the end doo ko am before nit du la appreciate before you deliver and principle dañu appreciate li ngay def tey suñ jëlee li ne ñun ñoo ko moom ñun ñëpp li ñuy ba taxaw dëgg taxaw si dafa am ni nañ ko bëggee si yoon li gën quality bi nii la war a mel ku fi ñëw gis nañ leen dañoo dellu si dañu appreciate li ngay def right so nañ seet comme li nga xol yi ñu bàyyi kii moo ko moom kii lii yéen seen lii ñoo moom lii amul kenn fii ko li ñoo dégg laaj ko yéen seen lii da ngeen léet waaw loolu moom ñu ma bëri xani su la fa woon commencé folo waaw man de ba tey moom ba xanaa tey am na programme bi waaw comme back so attitude bi nga wax ne it's a collective effort man nu laa ko gisee ñun ñëpp la ñoo ko bokk comme li nga wax rek ne ñëpp tey bokka xool suñu xalaat yi ñu xelaalante ñun we are not perfect we don't know everything ku nekk am na sa fi nga mën a jaar soo amee hélicoptère nga ñëw ne man daaj bi nii la war a demee quality la ni ngay daje sa dafa am yoon loolu am na solo comme li ñu doon wax ci billboard si xam nga soo seetee àddina si billboard si ñoo liggéey léegi sax am suma yaay ba mu demee Amérique mu ne Amérique bari télé because you know advertisement board si xam nga dëkk bi foo dem ñu ngi sampa weñ wel ko Lamine yaa ngi tooñ sama maam nag waaw on xam naa ne sama maam doxewu ko noonu mais dama ñu ñoo junjane time xala jàmb ok dama bëggoon rek ñu laayante biir rek daaneel nit ñi lan mooy seen cër ci mbiri tëj ci mbiri tënka lan mooy cëri nit ñi parce que again conférence mun naa am nit ñi mun na ñëw liggéey mun naa bari waaye nit mooy tax nit ñi conférence nit mooy tax nit jógee place ñëw dal ci nit lan mooy yi war a wécceeku lan mooy yi war a lan mooy eete bi ci nit ñi waaw ñu ne ci tënka ak ci tëj waaw teeru gan ak teral gan waaw loolu ñun fii dañ ko fekk fii soo amee gan da ngaa gis xëj na nga jël sa gàtt wala nga jël sa ganaar
reyal ko ko toogal ko ko ci ni mu gën a sellee bale sa tilim bale sa tilim ragle sa kër waaw. nga xam ne su ñëwee du soose du olof du pël du joolaa ku nekk daal sa gan daal da nga ko dee fonka ba mu foog ne sax da nga ko ragal waaw pour tëj rek baax na pour ñun Gambien si ñu gis ne lu mel ni suñ beach bi ñu ngi ko tiitaroo ñu ngi ko yaakaar waaye beach bi salte bi fa nekka mara deytaani te loo xam ne la su fekkee ne mun nañu jël ay ndaw ñu farlu ci bés bu nekka du ndaw rek ku nekka li ma wax rek pour yombal ko parce que xëj na de di nga wax ne man am naa diplôme wala jàng naa wala def naa nii xëj na doo bugg a def yooyu waaye su fekkee ne ñu mel ni GT board ak ñu mel ni ñun secrétariat bi ak yeneen mbootaay yu nekk fii hotel association bi mankoo nañ established society yoo xam ne dañoo nekk ci yoo xam ne loolu seerul ba pare dafa add value comme ni ko CEO bi waxee yi baax na ak pour rek suñ yi ñoo def nii yëpp ñu boole ci pas-pas ba pare boole ci li ñoo wax innovation waaw ne ñoo moom suñ gan ñoo ko war a teerul suñ waaw ñu ngi ci globalized world boo xam ne foo mun ngaa toog Paris sax xam li dox fii ci biir taati pere yi jërëjëf non yow yaa ñëw tëjal yow yaa ñëw tëjal dajale rek yow yaa ñëw tëjal Lamine waaw ci tënk rek waaw almaami moom foo naa ne lim gaaral fii loolu téere bu wér kéng la lim gaaral moom waaye pour wane rek ne waaw dëkk bi ñu ñoo ko moom ñu dee moytu yenn juumte yoo xam ne ëllëg dina isi gàllankoor ñu mel ni physical planning nañ def di def correct planning ci yeneen areas que tarxi su métti yi war nañoo jàngee ci lii yow nga jox nit ki ne ko pour nga beautify sa kanami kër after nga approval ko building permit ñemewuta sampa te approve la ko waaw so yu mel noonu ñu ni ko waxee Gambien ñoo ko moom jërëjëf ñu dee moytu tam day suruxal yeneen Gambien ci pax after buñ jëlee seen xaalis invest ko ci yeneen jërëjëf Lamine nday ñu tëj pour man lu almaami wax I always I disagree because du ne pour Gana war a tax nga jëna yëngatu man dama foog ne gan warut la beeta dafa war a fekk yaa ngi rekle sa boppa so suñ fekkee ñu gis suñ boppa si réew bi xam ne dañ fi am waala warut a nekk event mooy war a tax ñu yëngatu loolu su ma ko gisee saa yu nekk daf ma dee naxari because opportunity la absolutely waaye ñu use ko te make sure ne tam ñu jàngee ci because sa kër dafa war a always rekle boo xam ne kenn du la beeta xam nga soo man loolu mooy suma kii waaw ba pare bëgg naa sooy close time nga dimbale ma si yëfi conference center bi Chinese yi di ko bil because seen joo mooy ne duñ si dee boole kenn so wax nga yi fi local content waaye nga jël ma waaw boobu xam naa dinañu France ñang looy tëjee ak looy yéebaane ci nit ñi dama ne Gambia sumba na lu rëy yaakaar diis na yaakaar rëy na waaye li ci gën a am solo mooy suñ peree li ñoo def yëpp Gambien yi gis ci seen boppa mooy xaalis bi fi war a daanu ay ndawi réew mi ak compagnie yi fi nekka jël ci liggéey bi nga xam ne bari na fi duga ci liggéey ci bu fekkee ne loolu gis ci seen boppa bu fekkee ne loolu amul ñun nag liñ fi def yëpp amul njëriñ bu fekkee ne loolu am na nag dafa war a nekk aada bu bees bu ñu war a saxal ci dëkk bi ne Gambia for Gambians by Gambians comme li jàng rek kon nag Lamine ay mbir maa ngi nii wóor nañ fu nekk tëjal ñu nag waaw dinaa commencé si li suma raka bu wax ne Chinese yi xam nga boobu is out of scope pour ñun because dañ fekk ñu commencé to correct that moo tax ñu ne local content and local content waxuñu rek utal part na bu laa isil luwaas equipment déedéet management bi technical part bi because we want skill transfer waaw loolu moom we need to build our capacity okay so boobu to address that that is part of the things that we are looking at number two su affaire skill bi mooy protocol service bi ñoo def okay we need to create a small unit build capacity boobu tam ñu ngi see liggéey we train 500 Gambians on protocol it's ethics how do you do things comme ni nga xam ne sa gan warula betta culture boobu mais bi xëy na ngay dee or something like that non waaye li ma bëgg a wax rek mooy loolu yëbbaane ci nit ñi waaw ñun li ñoo def mooy li ñoo fu mu nekk nii li ñu gën a focus on mooy is the capacity pour build Gambia capacity
si fànn boo xam ne daf ñoo gën a dimbale si gan yi ñëwee muy airport bi la woo muy police yi la woo bi maa dugg si nii fay tey police yi laa doo waxal ma ne leen si conférence bi da ngeen war a sanse mu rafet so si yooyu yëpp ñu ngi see liggéey waaye yooyu xam nga loolu ko mën a gis parce que waxtu bi catut waaw soo li maa tëjee rek mooy ndawi Gambia lii opportunité la foog naa ne ñun ñëpp dañu war a taxaw liggéey opportunité boo xam ne pour ñoo xam ne amuñ liggéey bii maçon nga carpenter nga welderman nga catalyse la daal pour rebuilding ñun li ñoo def mooy te loolu dinañ make sure ñu ngi ñuy toog toujours moo wax la ñëw xanaa suñu ma daxee waaw waaye as long as maa ngi fi da ngay kay ñoom tey OIC lañ man foog ñu make sure ne suñ ndaw yi jërëjëf ñu jàngal leen métier jërëjëf bëgguma wax ne dëkk bi waaye ñun xam nañ ne lu fi am rek oversight la jërëjëf te dañ war a try ñu développe capacité boobu locally ñu jàppale leen ñoom tamit ñu ab serious xam nga lu nekk su la di jàppale foog nga waaw ñu toog defar suñu dëkk bi daal jërëjëf Lamine kon nag daara jàngi nii lii opportunité la boo xam ne mun nañu wax ne mooy pila boo xam ne dafa yóbbu help ci nation building surtout ci juróomi at yi dugal ni le di war a génn kon nag ñu wax jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu joxe di digee dox daje ba beneen ajuma incha allah jërë ngeen jëf